dibeer fukki fan ak juróom-ñett siiw kor yatum junne ñeent téeméer ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi daleen jàmm si xibaar yi marax gi dañ koy dooree ak li nga xamante ne bi moo jëm si koppar yi réewu Afrique lu jëm si franc CFA wala ECO ak lu mën ci doon ki nga xam ne moo jiite chambre commerce ak industrie yeeg li nga xam ne moo di baykat yi si réewum Sénégal di Serigne Mboup moom li mu jàpp moo di faaw nag ñu saytu li nga xam ne moo di comme réewum Afrique mooy li nga xamante ne bi moo ëpp solo koppar yu mën di doon loolee koy amal njariñ ñi nga xam ne ñoo di askan wi dellusiwaat na nag si li nga xam ne moo di xëyum ndaw ñi ak ñàkk gi mu ne mënees naa sos lu toll si juróomi millions yi xëy si diir bu gàtt Serigne booba doon jano ki nga xam ne moo di Mamadou Ibra Kane si émission bi di jeudi dimanche ñu ànd si ak Jokib Abdourahmane Ly. njiitu Union nationale des chambres de commerce du Sénégal àndul ci koomu dëkku Afrique yi ña nekkee ca tugal di ko financé Serigne Mboup ngi woo dëkku Afrique yooyu si ñu financé seen suqali bopp jaarale ko si koppar gu ñuy mën a dajale jaarale ko su suuf si noonu mi ngi woo ba tey dëkk yooyu ñu teg si suuf débat bi jëm ci nu ñuy tuddee xaalisu zone UEMOA bi si xalaatam li ëpp solo si wàllu woowu moo di xool nu ñuy contrôler lii di koom gi. Moi je pense que revenons sur le débat pour dire. jàpp naa ni débat bi li ëpp solo mooy xool nu ñu war a def ba contrôler suñu koom wante li jëm si xaalis bi moom que mu tudd éco wala dollar ak lu mu mën si doon man awma si xalaat. li may sàkku daal mooy ñu liggéey ba mën a contrôler suñu koom moo ëpp solo suba même bu ñu waxee éco te contrôler wuñu koom gi amul benn njëriñ. et nous ne contrôlons pas. jëm si wàllum ñàkkum xëyum ndaw ñi njiital CCBM xamle na ni Sénégal fii ak ñetti at mën na taxawal lu mu néew juróomi millions yi xëy balaa moo xamle ñàkkum ambition bu mu ne moom la nemmeeku si kilifa yi muy kilifa yu deful organisation bi war tax ñu bëri ñu nekkoon ci secteur formel bi daw génn. dugg ci secteur informel bi. De temps en temps même l'informel il peut payer plus que ce que le formel paye. informel bi mën na fay lu ëpp sax li secteur formel bi di fay wante ñàkk taxaw bi ngir ñi nga xamante ne ñoo ci nekk suqaliku mooy problème bi man gisoon naa ay ndaw yoo nga xamante ne dañoo quitté woon secteur informel bi ngir secteur formel bi wante yàggul fisc ñëw indi leen ay factures yu tar si noonu la ñu dellusee si secteur informel bi. muy secteur boo nga xamante ne nag daa organisé marché wu nguur yu bëri yi ngay gis ay nit yoo nga xamante ne seen entreprise daanaka tax koo demee noonu ñoo koy gagné. C'est gagné par des personnes avec une entreprise de sac. fexe ba revaloriser compagnie aérienne bu réew mi si jël ay avion wam jox ko njiitu réew mi ci bu naree tukki loole moo gënoon si gis-gisu Serigne Mboup mi jàpp ni au lieu que ñuy jënd avion si koppar gu bëri loole la ñu waroon a def. jotaay bi di woon fursa si Serigne Mboup ngir mu xam ne bëgg naa jiite mairie bu Kaolack nekk koo xamante ne bi candidat si boobule mairie mu ne ab listam nag dina ko ubbil ñëpp moo xam ñi fal si l'opposition bi wala ba ñuy fal si pouvoir bi candidaturam boobee yegg na ko njiite réew mi président Macky Sall ay kàddoom Serigne Mboup ñu teewlu ko Mamadou Ibra Kane. Moi je pense que l'élection locale nous devrait même travailler pour qu'il ne soit pas affaire de parti. man jàpp naa ne élection dañu war a liggéey ngir mu bañ a nekk affaire de parti politique surtout bu ñu demee bay wax ni collectivité locale transfert de compétence la jàpp naa ne war nañu liggéey ba benn parti bañ a wax naan voté leen diw wala diw lu ñu war a def kay mooy bàyyi askan wi tànnal seen bopp te jàpp naa ni njiitu réew mi ànd nag loolu bu mu ñëwee Kaolack xamal naa ko ni dama bëgg a bokk ci joŋante gox yeeg gox-goxaan yu ñu jëm tontu ma nag waaye xaaruma woon ci mu jox ma ab tontu dam ko doon xamal dong janvier 2022 nag gëm naa ni mën nañu jël ndam li ndax am nañu projet bu ñu mën a convaincre askan wa ca Kaolack. On a un projet de société qu'on peut convaincre la population. keneen ku fadal ak bokkam si élection locale yi ñu dëkk moom di Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké sa diwaanu Mbacké la wax ne bëgg naa jiite li nga xam ne moo di conseil départemental ba ak nekk maire bu Touba Mbacké si noonu nag mu nga yëgle ne dinañu amal ab coalition bu mag ñoom l'opposition bi foofu si diwaanu Mbacké ngir daan ñi nga xam ne ñoo fare si pouvoir bi ñu teewlu si góor ndak loog Thierno Faye. jongante élection municipale yi naka noonu départemental yi door ci département bu Mbacké ci noonee député bi nekk ci pencum ndaw réew ma naka noonu di coordonnateur bokk gis-gis ci diwaanu Mbacké déclaré candidature am ci bopp conseil départemental bu Mbacké. fii nga xamante ni mooy Touba ni ma ko waxee Serigne Mountakha dama am pas-pas am yéene bu rafet ngir bëgg koo jàppale ci commune Touba am programme aussi ndax Touba fi may wax ak yow. budget bi war naa ëpp fukki milliards ak juróom bu ñu ko jaar la yoon xool yenn niis la ñuy jaar pour que mën a sàmm dëkk bi
mën a aar dëkk bi muy sécurité éclairage assainissement génn fi mbalit mi nga xamante ne dafa nekk si biir dëkk bi yooyu yëpp ngir jàppale sëñ bi ci liggéey bi. naka noonu it Cheikh Abdou Bara Dolly dëggali taxawaayam ngir xeex doxalinu nguur gi lay. lii fi nekk jëlu ko fi yomb na lool te fii lay tàmbalee te bu ma ko waxee war na koo gëm ndax démb ba léegi nelawul ndax ku ne xam na ni lépp lu ñuy làq si dëkk bi di ko nëbbu di ko luubal di wax askan lu du dëgg dinaa taxaw génn ko wax askan lu dëgg wax liñ ko war a defee wax fi mu jaar wax yoon wi ba nga xamante ni askan dana yeewu loolu moo tax ñu nommé ma tey rek ma nekk le meilleur député de l'Assemblée nationale ñu war maa jox raaye boobu le 10 juin bii di ñëw ni incha allah kon ndam loolu dama ko delloo Serigne Touba ndax na mu Serigne Touba la. coordonnateur parti bokk gis-gis bu Mbacké ñaawlu it ñàkkum leeraange gi mu nemmeeku ci doxalinu pencum ndawu réew mi. mooy amul transparence bu ñu watee bis duñ ko contrôler bañ na ko ba li nga xamante ni moom nga dégg ñuy wax barki démo mbaay muy 59 milliards yu ñuy jël jënd ko avion présidentiel sax dañ koo dëxëñ ci Assemblée nationale ci ministre des forces armées député yi wote ko te xamuñu ko moo tax démb ci plénière bi ma wax ministre des finances ma ne ko 2018 2019 ba 2020 amuloo benn kayit boo mën a génne wax ni député yi wat nañ maanaam benn loi wala benn procès pour maanaam jox Macky Sall mu jënd avion amul. ci jàkkaarloom ak taskatu xibaar yi Cheikh Abdou Bara Dolly di xamle fas yéene na amal coalition bu mag ngir daaneelaat alliance pour la république ci département bu Mbacké. si warum koom mi muy amal njiitu réew président Macky Sall ni ki démb sa diwaanu Kaffrine daan nay daloo l'hôpital bu mag ba fa hôpital Thierno Ibrahima Ndaw lañ ko tuddee boobu l'hôpital nag dina mën a jël lu toll si téeméer ak juróom fukki lal liñ ci dugal si koppar toll si ñaar fukki milliards nguur ak Sénégal tabax ko daloo waale ne nag li nga xamante ne bii moo di tali bu dox diggante Kaffrine ak Ngana toll si fanweer ak juróomi kilomètre lu toll si fukk ak benn milliard ñu defar ko ñu teewlu ci sa diwaanu Kaffrine Adama Sarr ak Assou Mbaye. file nag moo di hôpital bu bees bu Kaffrine ñu daal di ko tuddee Thierno Birahim Ndaw bërëb bi nag nguurum Sénégal moo ko dal di financé ci lu toll ci ñaar fukki milliards ci suñuy koppar. Avec l'ouverture de l'hôpital Thierno Birahim Ndaw, ak ubbiteeg centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndaw bi nga xamee ne moom lañuy daloo tey jii fii ci Kaffrine dina tax nag ba gox bi de nga xam ne moo jëm ci seen wàllu saytu wér-gu-yaram gën a mucc ayib ndax kat bile bërëb nga xamee ne ni nga ko tabaxee mucc na ayib lool lii di architecture bi itam adapté wu na ak milieu bi li ni mel nag dina tax boo képp koo xamee ne tey ñëw nga fi li nga bëgg di ko am ngeen ne bile hôpital nag nguurub Sénégal moom moo ko dal di financé si lu toll si ñaar fukki milliards ci suñu koppar. Il a été financé entièrement par l'État du Sénégal pour un coût de 20 milliards de francs CFA. tuddee bi ñu tuddee bile hôpital nag kii di Thierno Birahim Ndaw bu ñu sukkandikoo ci njiiti réew mi lañ ci jublu nag moo di màggal ñi nga xamee ne day seen dund yëpp dañ koo jagleel réewum Sénégal. Tout un symbole que ce centre hospitalier porte le prestigieux nom tudde bi ñu tuddee hôpital bi kii di Thierno Birahim Ndaw nga xamee ne nekk na ab doomu Ndukumaan boo xamee ne def na jaloore yu am solo ci réew mi kon administrateur civil nekkoon gouverneur nekkoon itam li nga xamee ne moo di maire bu Kaffrine ci ay at yu bari nekkoon na koo xamee ne day ku liggéeyal état bu Sénégal la ñooñu le ñu doon exemple mu won ko ñi nga xamee ne ñoom ñoo di àdduna bi yëpp et distingue ses fidèles serviteurs. ci loolu la nag kii di njiiti réew mi Macky Sall di rek woo ñi nga xamee ne day ñoom ñooy saytu bile l'hôpital ñu daal di def seen kéemtulaay kàttan nag bo rek lépp mucc ayib. J'exhorte l'administration et le personnel. loolu moo tax nag may ñaan ñi nga xamee ne ñoom ñooy liggéey ci bërëb bi ñu xool ci ki nga xamee ne moom lañ ko tuddee roy ci moom bo rek ñi nga xamee ne ñoom ñooy ñëw ci bërëb bi ngir faju mën leen a jox ab paj bu baax bu am solo mën leen dalal wante itam ñu fexe rek ba bërëb bi ñu sàmm ko. fii ci Kaffrine nag kii di njiiti réew mi Macky Sall daal dina itam inauguré lii di tëli bi nga xamee ne moo dox ci diggante Kaffrine Nganda toll ci fanweeri kilomètre ak juróom.
Adama Sarr xëyum ndaw ñu wax si ak ndaw ñi nga xamante ne bi jamono ji moom jàngub liggéey dafa mel ni bokkatul si li nga xamante ne bi yitte woon nañu ko ndax si ñu ci ëpp dañuy wëlbatiku si business ndax daa mel ni moo gën a mën a génne koppar lu mu gën a gaawee waaye nag li nga xam ne moo di yenn si ay liggéey yu ñu mel ni menuisier yi ñoom jafe-jafe yi ñu dund bokk na ci ñi nga xam ne ñoo jënde ay meuble biti réew di ko indi ci réew mi mel ni ñoom it ñoo tax seen liggéey doxul ñoon si boobu lee gëstu Mamadou Dia ak Seydina Mbaye. Rue 13 bu Médina fi mu jeexee jano corniche bi fa la Doudou Sy yor atelier menuisier góor gi am lu weesu juróom fukki at muy dem ak a ñëw yenn saa yi am lu mu wër ci atelier bi mbaa sax am lu mu yëkkati ngir randal ko menuisier métier la boo xam ne addunaam yépp moom la Doudou jàng waaye góor gi le fàttalikuwul benn yoon ba mu mujjee am apprenti ci ay kàddooma loolee li ko waral ndaw ñi ay caaxaan lañu gën a toppatoo ka njàngum liggéey. depuis suma frère quitté ma ak sama ay boy yu nekkoon ak man laa pare ci ay apprenti à l'heure actuellement xale yi nanguñ jàng métier waaw mooy li facile li am parce que am na beneen kii buy am beneen jeu bu ñuy am ci sport bi di dem salle de jeu di ko jouer yenn ñi tam tàmm jël mais yooyu yëpp damay gis ne seen parentèle yi ñoo amul responsabilité pour engagé seen doom yi pour ñu am métier. fu ko soriwul la Ibrahima Koyta moom it atelier menuisier la yor boobaak léegi def na ñeent fukki at Ibrahima Koyta ni fukki at a ngi nii amul apprenti ndax ndaw ñi dañu teel a bëgg xaalis. loolu yàgg na ça fait plus de 10 ans gisuma nanguwuñu ko ak ñoo gën a bëgg xaalis ci patron yi et puis parents yi tamit dañuy ñëw rek bàyyi la ko yow yaay def lépp man je préfère am ku qualifié. moo ma gënal ma wut apprenti bu qualifié ñu waxaale à la tâche ma fay ko mu dem ma dem. ci beneen wàll meuble yi ñu jëlee bitim réew indil gàllankoor secteur bile waaye Doudou Sy di dundee yaakaar li waral yaakaar googule di client yee ngi jéem ngir fay leen coono gi ñuy dàcc. non yàq na lu bari mais à l'heure actuellement def naa mu ngi deñ parce que kenn ñi ci dugg ñëpp da ngay dem tuuti meuble booy jëndee tey rek yéen sax da ngeen koy def. ngeen koy publicité chambre à coucher 6 battants lal armoire ni à 650 000 mais 2 mois 3 mois loolu yëpp yàqu périmé wala mu def 1 an lépp périmé non bant sapin bi sax su ma la ko jaayee tey damay dem man 2 ans ñëw fekkaat ko mu mel nii te man nangu woo ma fay à ce prix damay wax bay bëgg a dee pour jaay la ko. Djibouti bii moo fi génn ñëpp topp ko te Djibouti bii menuisier yi dem prison yëpp moo leen yóbbu prison. ci atelier menuisier yi néew na nga gis ci ab ndaw daanaka ñi ciy liggéey ñëpp seeni at sori na loolee bokk na li ko waral itamit concurrence bi am ci meuble yi jóge bitim réew jëm ci seen secteur bi. ci kàddu menuisier yi ndaw ñi dañu wutali yeneen métier yu ñu jàpp ne moo leen mën a may xaalis daar. Mamadou Niang di ko jaajëfal leen mbokk yi yéen tamit ci teewlu bi dina ba jënd 5 waxtum la total ak Adama Anushka Ba